merci beaucoup Mortala di la jaajëfal li ñu ànd ak ñun ci suba ba tey ba 6h tegee fanweeri simili ñu fas yéene xuus ànd ba juróom-ñeenti waxtu bu soobee borom bi tey nag dañuy def gëstu bu yaa jëmale ci li gën a fës ci atum 2020 Modou Fall rawatina ci actualité internationale bi xanaa dañu koy dooree rek ak li lëmbee jamono muy coronavirus. muy coronavirus bi nga xamante ni asu wax nañ ko moom sax xëy na feeñam jiitu na 2020 ndaxte décembre 2019 la ca Wuhan ci Chine waaye mu ngi dugg ci Afrique ci atum 2020 yi rawatina nag Sénégal fi nga xamante ni mu ngi fi feeñ ci weeru mars 2020 gi ñu génn nekk wopp goo xamante ni lëmbee na àdduna wàllem gaaw mu jaaxal ñu bëri amul tamit ban matuwaay la nit ñi jël ci wàllu paj ak ñoom seen nekk li nga xamante ni nekk moo di coronavirus Covid 19 ba jamono ji ñuy seet li nga xamante ni rek mooy yan fànn lañ ko mën a jaar ba mën koo paj wax nañ fi ay waxu vaccin yoo xamante ni asu génn na fi loolooy coronavirus. jërëjëf Modou Fall ci loolu sax la ñuy ànd ak geneenuk Falleen mu di Thierno Fall nekk foofee ca Ñambur waxtaanee ci coronavirus boobu ginnaaw bi ñu ko nemmeekoo ca Chine ci juróom-ñeenti fan ci weeru janvier bi ñu génn moom nag ci diir bu gàtt mu daal di wër àdduna lëmbe ko daanaka ba muy wër Europe ñu ngi woon ci fukki fan ci weeru mars ba tey ci atum 2020 mu nekk ay lim boo xamante ni si ci limu rey ëpp na jéggi na dayo bu ñu ko doon xayma mu mel ne am na ay dëkk yoo xamante ni si yu bëri dañu cee loru te ba tey ma ngay wéy di defi musiba Thierno Fall. jàngoroy coronavirus ma nga juddoo ci dëkk bu naan Wuhan ci réewum Chine ci diggante novembre ak décembre 2019 moom nag ak feeñam foofee ci réew ma autorité chinoise ya ak organisation mondiale de la santé ñi ngi ko biral ci juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ci atum 2020 ci njàlbeen nag ñu ko tudde woon 2019 nCoV ginnaaw gi nag ñu duppee ko SARS-CoV-2 muy ab virus bu bees bu nga xamee ne rek moo jur jàngoro ji nga xamee ni si mooy Covid-19 di jàpp lii di xëtër ginnaaw jaloore yi nga xamee ni si def na ko foofee ci réewum Chine ci janvier février ci la tàmbali nag di law jëm fépp ci àdduna bi tàmbale ci ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février 2020 ci noonu mu daal di tàmbali feeñ foofee ci Corée du Sud ca Japon Singapour waaye itam tàmbali am foofee ca Iran ak Italie fukki fan ci weeru mars atum 2020 mbooleem réew yi nga xamee ne ñoo bokk ci Union européenne ñoom ñëpp jàngoroy Covid-19 law na ba yegg fa. ginnaaw Chine continentale ak Italie ci àdduna bi lu toll ci 400 ak juróom-ñett fukki doomu aadama faatu nañ ci gannaaw lawtan gu gaaw gi nga xamee ni rek seetlu nañ ko ci jàngoro ji nga xamee ni daanaka ci réew yu bari ci àdduna bi tëral na fa ay doomu aadama fu ci mel ne Iran nga xamee ni lu toll ci juróom-ñetti junni doomu aadama daal dina leen di tëral ak juróom-benn téeméer yu nga xamee ni rek faat na leen foofee ci réewum Espagne mu tëral fa lu toll ci junni ak juróom-benn téeméeri doomu aadama ak fanweer ak ñett yu nga xamee ni faat na leen jamono jooju tamit ci la ñu am benn doomu aadama bu faatu foofee ca Maroc ak fu ci mel ne Liban am itam doomu aadama bu njëkk bi nga xamee ni am na jàngoro ji foofee ca République démocratique bu Congo ca Burkina Faso Panama ak ca Mongolie fukki fan ak ñett ci weeru avril France daal di yokk confinement ba altine fukki fan ak benn ci weeru mai nga xamee ne rek ci la ñu tàmbali di génn ndànk-ndànk ci confinement ba waaye nag jamono yooyu ca njeexantalu weer wa foofee ca États-Unis am nañ lu toll ci téeméeri junni doomu aadama rek yu nga xamee ne rek faatu nañ ci lii di jàngoro yi coronavirus ci njalbeenu weeru juin nga xamee ni jàngoro ji mi ngi wéy di wàññeeku fu ci mel ne Asie ak Europe ca réewum Amérique du Sud lañ fa nemmeeku woon moo di jàngoro ji dafa gën a tar wàllante ba di gën a yokk bu baax a baax ci région yu bëri Covid-19 ci njabootu coronavirus ki mu bokk tax na ba borom xam-xam yu bëri jàpp ni ci jamonoy tàngoor wàllante bi day wàññeeku waaye nag bile SARS-CoV-2 dafa mel ni ki nag ki jamonoy tàngoor du ko teree di wàllante loolu nag li koy dëggal mooy ci été 2020 bi foofee ca hémisphère nord gis nañ ni virus ba mu nga doon wéy di fa circuler leneen li nga xamee ni gis nañ ko ci jàngoro ji nag mooy bi été bi jeexee daal di nañuy am deuxième vague bi nga xamee ni rek moom la borom xam-xam yu bëri doon njort ca hémisphère nord rawatina fu ci mel ne réewu Europe yi ak itam ci réewum États-Unis
jërëjëf Thierno Fall di jaajëfal naka noonu di nuyu ñuy yeewoo foofee ca Ñambur Modou Fall defe naa ne Thierno Fall beneenu Falleen wax na ko corona lëmbe na àdduna waaye tamit baax na ñu leeral ci kañ la door defe naa ne décembre 2019 la de bu ñu juumul defe naa ne Falleen bi moom jegeen yee koy summi. jegeen yee koy summi ndax xaw na saalit xëy na jàpp rek corona jamono bi muy dugg France boobu fekk na xëy na mu jege atum 2020 bi waaye mu nga feeñ ca Wuhan ci décembre 2019 nekkoon wopp boo xamante ni jaaxaloon ñu bëri ñu ko doon dégg nag mu tiital itam àdduna loolee bañ fa jógee nga xamante ni évolution bi gaaw lool tey ji boo koy xayma rek li nga xamante ni moo di coronavirus ci àdduna bi ñi ko am toll ci 81 millions 919 mille nga xamante ni ñoom ñoo am doomu jàngoro ji biñ leen testé ñi nga xamante ni wér nañu nag ñu xayma ko ci 46 millions 276 mille 595 mais li gën a yéeme mooy lim gi mu faat lim gi boo ko dee xayma asu toll ci 1 million ak juróom-ñaari téeméeri junni juróom-ñett fukk ak yu tombal fanweer ak ñett mu di ci tubaab 1 million 787 mille 33 personnes moom la coronavirus faat boo dee xool ci dëkk yi mu gën a laal bokk na ci États-Unis ndaxte foofee faat na ci lu tollook 336 mille 443 personnes le tiers boo ko xaymaa itam kon Afrique mi nga xamante ni moom la nit ñi doon ragal ba OMS def alerte ne des millions vont mourir en Afrique ñu gis ni Afrique boobee ci boppam la yàlla jox kiiraay rawul nag nee na suñu écosystème xëy na moo ñu may ñu mucc ci coronavirus boobee waaye ba tey Afrique xëy na pandémie bi mu ngi fiy def jëyya faat na itam waaye boo dee xool Afrique gën a néew ci ñu mu laal Brésil wax nañ ko 148 153 doomu aadama la fa faat kon Chine bi nga xamante ni fa la teewee faatoon lu ci bëri Chine nag jamono ji mu xawoon rigal ndaxte Chine ci boppam dégguñu évolution bi nga xamante ni moom la fa coronavirus bi am dégg nañ nag vaccin yi nga xamante ni génn na fa Chine génnee benn vaccin États-Unis itam nga xamante ni génne woon na ci koppar ci lu tolloog $1 milliard yu toftal juróom-ñeent ci dollar ngir ñu génne woon vaccin mu di vaccin bi nga xamante ni ci jamono ji ñu ngi koy xayma ni mën na ci atum 2020 bi ñu tàmbale ko 2021 ñu tàmbale ko ñaxaate muy BioNTech ak Pfizer nga xamante ni bi may def page internationale te tuddee woon ko neneen Mortal ak Cheikh Tidiane Diaw bokk na ci ñi ma reetaanoon ci tur ba ma waxoon. mais tey mokkal nga ko de moom. tey moom dama ko répété ci loolu daal tënk buñ ko jàpp coronavirus pàcc gi mu gën a laal. ca ba muy door nag bu ñu fàtte ni Italie moo nekkoon dëkk bi nga xamante ni moom la gën a gaañ ci Europe ndax moom la doon faat ci lim gi jéggi dayoo ba médecin yeeg ñëpp a débordé wu foofee ca Italie waaye tey boo dee xool tendance bi xëy na ñu ngi ko gën a nemmeeku ci Amérique du Sud ak li nga xamante ni moo di États-Unis ci boppam foofu la coronavirus bi di gën a def lu muy lor. Cheikh Tidiane defe naa bu ñu nee souvenir dañuy fàttaliku bi corona bi di door ñu ne virus bi mënul dund Afrique virus bi du jàpp ku ñuul virus bi du jàpp jeune virus bi finalement li ñu doon wax ci virus bi yëpp daanaka dara amu ci. waaw parce que kenn xamu ko dañuy wax ne ba ñoom ñi nga xamee ne docteurs yi nga xamee ne scientifique yi nga xamee ne ñoo ci yëngu sax ba léegi ñoom tamit chaque jour dañuy découvrir lu bees te que virus boo xamee ne moom tamit chaque jour day soppeeku di am ay mutation ba pour nga cerner ko day jafe mais ci statistiques yi rek laay dellu si surtout fii ci Afrique moi je pense que quelque part aussi foog ñu relativiser parce que dafa am coronavirus muy rey directement mais tamit dafa am lu ñuy woowee effet pangolin boo xamee ni xam nga pangolin mooy nu mu tudd animal boobu ñuy wax ni moom moo ko andi léegi nag dem loolu rey na lu ëpp sax parce que soo demee fii feebar bi mu fi duggee am na ñoo xamee ni mënatuñ dem bitim réew pour def seeni visite médicale yi nga xam ne dañ koy faral di def ñu bari toog nañ fi ay weer mënuñu génn faatu nañu fii ci feebar boo xamee ni loolu moom moo ko waral. conséquence boobu la am na ñoo xamee ni feebar nañ fii ci réew mi ñemewuñ dem hôpital. ba affaire bi yóbbu leen. ça veut dire que conséquence bi du directement sax ci feebar bi kese mais feebar bi ak ay ramifications def na dégg lim bi nga xamante ni si moom la rey directement ak lim bi nga xamante ni si moom la rey indirectement moom la ñuy wax day yokk parce que fii ci Sénégal ren ji dee yi bari nañ fii
te lu yëpp la ñu wax ni coronavirus la am na yoo xamee ni doo comprendre parce que mësuñu vivre lu toll nii parce que bilan bi fii Sénégal ñaata la ñu wax 3 presque 400 léegi moins de 400 la mais soriwu ko mais te sunu réseaux sociaux yi soo koy xool day mel ni page nécrologique la chaque jour ñu tàggee la chaque jour ñu tàggee la te loolu na leer ni nekkul ci bilan bi ce qui veut dire que certainement même su nekkul liiw directement ak coronavirus tamit am na même Cheikh Tidiane am na ñoo xamante ni si dañuy def tamit une certaine remarque au niveau des entreprises yenn saa yi da ngay gis ñoo xam dañ naan la damay liggéey ci benn bërëb mais doo toog benn fan te yónnee wuñ la ne papa diw gaañu na yaay diw gaañu na donc chaque jour boo xëyee ak avis de décès bu bees. non je pense que moo tax sunu at bi dafa macabre de trop te loolu comme ni nga ko waxee rek xam naa ne effet pangolin bi bokk na ci parce que nit ñi tamit à un moment donné fii seetlu nañ ni ñëpp déserté hôpitaux yi parce que kenn ñemewul dem da ngay wax naan su ma fa demee soit ma jëlee ko fa wala soit ma dem ñu xool ma ni ma da nga ko am ak stigmatisation bi mu àndal yëpp tamit je pense que mais c'était lié à la gestion à la gestion de la pandémie ci ndorteel bi Sénégal ñëpp wax nañ ko dafa demoon ba nekk maladie de la honte ndax ni ñu ko géré woon boo amee cas suspect sa koñ defe naa bu ñu doon ñëw day mel ni ay soldats yuy dàq ci virus boo xamante ni ambulance beeg ñu daal di masque wu wàcc koñ bi ñëpp bañ a ko bëgg ci ay reportage da ngay dégg ñu ne kër gi ko amoon nga xam te ni kenn amoon na ko Pikine ba léegi dañ naan waa kër corona donc muy wane stigmatisation bi fi mu yemoon. dafa pangolin bi également mooy ñu wax bu ñu tuddee leen ñi nga xam te ni moom mooy les VIP ñi daan fajoo ji Europe bi nga xam te ne dañoo tëj lii di frontières yi aéroports yi kenn mënatul génn et puis loolu bokk na ci li nga xam te ni mooy conséquences yi corona bi def fii bu ñu koy xayma ci Sénégal mu bëri ci ay personnalités yoo xam te ni dematuñu faju mënatuñu génn dem bitim réew lim gi xëy na ci ñi faatu ñu bëri nga xam te ni teg nañ ko ci wàll woowu waaye beneen bi mooy beneen bi ma yeggali mooy da ngay gis ku faatu xëy presse bi bind ni Covid la ay mbokkam wetti ñu weddi mu dem ba léegi mu mel ni Covid bu la faatee loolu gàcce la ci njaboot gi xëy na nag ci gestion bi la ñu dooree ba nga xam te nit ñi ci seen mbir xel ñu jàpp ni wopp gàcce la te moonte wopp gi du wopp gàcce. mais Modou Fall defe naa ne Cheikh Tidiane stigmatisation boobu même au niveau yenn saa yi nga liggéey ci entreprise boo xam ne dañ fa tudd corona mais ci sa biir famille sax yenn saa yi nga dem ci kër xam nga mère bi xool la wala paa bi na la tey ngaa toog sa kër. ci première vague bi déjà da ngay dégg entreprise boo xamante ni corona dafa dugg yaa ngi wër ba xam amul bu koy liggéeyee ku bokk ci koñ bi bu bokkee ci koñ bi nga gis ni buntu këram sax kenn du fa jaar. dañ ko dund directement mais c'est surtout ci VIP yi nga doon wax rek nemmeeku nañu en pleine pandémie gis nañ fi président bu Afrique xam ne dafa dem Europe ñu laaj ko loo fi wut mu ne dama ñëw seet ci sama yaram te xam nga ni loolu mooy wane ni que suñu tëjee frontières yi kenn mënatul tukki. dina impacté ci santé kilifa yu bari. Moxtaala xëy na xam bu ñuy wax Covid-19 dañ naan maladie respiratoire. pour man monde bi moo arrêté respirer. parce que da ngay dem benn ville trépidante comme New York nga xam ni nit ñi presque du ñu nelaw ñu war la kenn nekkul ci mbedd yi. nga dem ci ay aéroport yoo xam ni par 30 secondes. la avion doon wàcc avion di yéeg benn avion décollé wul c'est que dafa demoon ba. c'est le monde qui était à l'arrêt. on était à l'arrêt en fait tout mbir yi dafa soppeeku nit ñi sax nekkoon à l'arrêt en fait parce que dañu au lieu nu doon liggéey dañu toog seen kër. donc dafa chamboulé lu bari ci nit ñi te peut-être liñ ci mën a jàngat mooy que ni feebar la boo xam ni. dañu delloowaat ci famille yi je pense am na ñu ci bëri. gëjoon nañu gis seen doom parce que ils étaient devenus des pigeons voyageurs. maanaam chaque jour ñu voyager dem benn dëkk dem visiter ainsi de suite pour ñu gisanteeg seen njaboot sax problème la woon. donc je pense maladie bi ba mu leen delloo seen kër defar na aussi lu bëri je pense amul rek côté négatif mais am na ay côté positif yoo xam ni peut-être boo ko seetee ci wàllu famille wàllu nit ñi delluwaat fi ñu jóge woon. parce que ñi doon feebar fii di faju ji Europe bëri woon na. bu ñu amoon ay structures yoo xam ni nit ñi dinañ toog fii di faju comme ni Niger noonu la ñu def ils se sont rendu compte que li ñuy dépensé ci nit ñi faju
bitim réew toll na ci ay milliards ñu jël dajale milliards yooyu ñu tabax ko structure boo xam ni mel na ni disons benn hôpital bi nekk Paris. Même chose. Il y a Rwanda également. Niger également noonu la ñu def. je pense de plus en plus africains yi muy président yeeg muy ministres yi ak même maires yi il faut ñuy seet seen plateau technique u dëkk. parce que boo amee malaise bala ñu laa indi Dakar mais sa dëkk ngay njëkk a fajoo boo nekkee Tambacounda nga nekk un responsable politique am ay ndombo tànk nga mën dimbali waa dëkk bi ñu am respirateur artificiel mais yow boo fa demee tu es à risque nga nekk parce que boo fa amee malaise pour ñu rawale la évacuation bi ça pose problème. le temps ñu évacuer la de Tambacounda à Dakar mais ci yoon bi ngay des. Mais Mortalla, il y a aussi cette capacité de résistance notée en Afrique xam nga Afrique moom dañ ko mës a bàkkee volet résistance mais professeur Raoul defe naa am ngi wax suñu écosystème mel ne am na foo xamante ni si suñu bind am na leneen lu mu fa wane. professeur Raoul dafa waane rek mbiri pour man yàlla moo ci dugal loxoom parce que affaire bu yegg si woon ba am benn jéggi dayoo Afrique fii defe naa duñu taal sax plateau. est-ce que gars yi ne nañ Nivaquine bi la xam nga chaque dimanche ñu wàll ni la raawal naan Nivaquine. xam nga gars yi xam nga feebar bi aussi les sachants man pour man li ñu waroon jóg xeex ko mooy ñu wut vaccin parce que on a mis du temps si ay polémique yoo xam ni pour am loo xam ni dañuy faj ba nit ñi duñu toogati seen kër nit ñi dinañ liggéey problème boobu la ñu am dégg ñoom sax dañu amoon problème pour trouver le remède. En tout donc cas, nit ñi dañu am problème pour trouver le remède mais remède buñ ci expliquer mais da leen di dépasser. je pense on a tous été dépassés. mais remède bi ba léegi kenn trouvé ko te bul jàppal ni protocole Raoul boobu moom la docteur Seydi doon utiliser am ci ay résultats au Sénégal. lu ñu wax la rek xëy na c'est moins cher. xëy na c'est moins cher 100 francs nga am Nivaquine. buñ ci defe naa ne une toute dernière chose rek tamit ci coronavirus bi tamit ne nekk nañ ko il y a une bataille géopolitique. surtout mel ni entre nu mu tuddati les États-Unis et la Chine. loolu andi ba États-Unis suspendre financement au niveau de l'OMS. mais est-ce que quelque part tamit Cheikh Tidiane vaccin corona bi ñëwul perturber le nouvel ordre mondial ndax fii ku fi doon war a jaay doole defe naa ne corona bi war na la ne amoo doole. feeñ na de feeñ na dara. pour le moment daal il y a une seule grande puissance. Elle s'appelle coronavirus. En tout cas merci beaucoup pour le moment daal elle dicte sa loi. merci beaucoup Modou Fall defe naa ne dañuy des ba tey ci rétro international boobu dellu si wala boo ko des Afrique wax ci li fi gën a fës li ñu fi nemmeeku nag mooy ay jongante yoo xamante ni si bëri na ak yenn saa yi fitna boo xam ne sonal na askan wi Ibrahima Jabaxate. ci atum 2020 bii di waaj a jeex ni nemmeeku nañu ay jafe-jafe yi bëri ci wàllum politique ci continent africain bi coppite yi dirigeant africain yi bëri amaloon indi na ay gàllankoor ci démocratie bi bu baax a baax rawatina nag ci Guinée Conakry jongante yi fa amoon ci diggante Alpha Condé président sortant ak kii di principal opposant Cellou Dalein Diallo indi na xiiroo ak ŋaayoo ba répression yi jur ay yi bëri ba ay nit jot a ñàkk seen bakkan fale ci centre Afrique bi nga xam ne guerre civile bi mu ngi gën di wéy élection présidentielle nar a am ci 27 décembre bi mun na indi ay violence yi réew bi nga xam ne li ëpp ci xaaj bi mu ngi ci ay loxo Samba Boy ginnaaw bi ñu ko écarté ci jongante yi présidentielles yi kii di François Bozizé yëkkati na kàddoom jamale ko ci opposition pour ñu booloo pour gagner président sortant bi Faustin Archange Touadéra te mu nekkaat candidat fale ci réewum Burundi moom juróom ataa ngi nii ñu ngi ci ay jafe-jafe politique bu ànd ak buntu xatal bu métti opposant yi moo waral sax li tolloo ci 25,000 personnes jot nañu daw réew mi wutali feneen jafe-jafe yooyu ci politique bi laal na tamit koom-koom réew mi ba mu nekk sujet bu ñu ràññ ci campagne électorale bi feebar mbas mi bu law bu baax ci réew mi taxul ba ñu ndax élection yi kii di Pierre Nkurunziza te mu nekk ci pouvoir bi depuis plus de 15 ans fas yéenul bokkaat ci jongante yi ndax bëgg na bàyyi lenge yi kii di dauphin bi Évariste Ndayishimiye ki nga xam ne moo mujjee gagné élection yi ci premier tour bi ak 68% ci suffrage yi li waroon a mën am su fekkente ne kii di Pierre Nkurunziza génn
génnul àdduna ci 8 juin bi ñu weesu ni passation service bi naroon na jaar yoon ci pouvoir démocratique bi depuis bi réew mi amee indépendance am ba léegi malgré ñàkkum karange gi Burkina Faso xaw na wone li mel ni misal démocratie bu xaw a tane biñ ko tabaatee ci premier tour bi kii di Roch Marc Christian Kaboré tàllal na loxoom opposition bi nga xam ne ñoo doon contester résultat yi waaye ànd nañu ci état de droit bi fa am ci Côte d'Ivoire boycott opposition bi taxul ñu tabaat ñetteelu yoon Alassane Ouattara comme président Côte d'Ivoire ginnaaw bi ñu d'accordul ci résultat yi opposants yépp samp nañu benn kuréel conseil national de transition pour jiite Côte d'Ivoire ci 7 novembre 2020 ñu teg loxo kii di Pascal Affi-N'Guessan ñu koy tuumal complot contre état assassinat ak acte de terrorisme malgré tout conseil constitutionnel bi firndeel na résultat yi commission électorale bi fësal ñu teg ci ñaari fan waxeet Henri Konan Bédié bi ci régime transition bi ñu sampoon mu yëkkatiwaat kàddoom jamale ko ci dialogue national ivoirien yépp juróom-ñeenti fan ginnaaw kaddu yooyu Alassane Ouattara prêté serment pour ñetteeli mandat am ci biir xumbate yi mu annoncé création benn ministère buy jubale ivoirien yépp et en même temps mu woote waat waxtaan ak opposition bi ci élection législative yi nar a am ci Ghana ginnaaw jongante yi tar Nana Akufo-Addo gagné élection yi ci premier tour bi waaye ci parlement bi kenn amu fa majorité ginnaaw contestation résultat yi opposition fas yéene na def appel fale ci Malawi yëngu-yëngu yu bëri ci réew mi tax na bu ñu anticiper élection présidentielle yi ñu organiser ko le 23 juin 2020 ci élection yooyu kii di Lazarus Chakwera gagné président sortant bi Peter Mutharika ñu jeexale fale ci Niger ci élection yi ñu waajal ni le 27 décembre 2020 li tolloo ci fanweer dossier de candidature le conseil constitutionnel validé ci ñeent fukk ak benn jot nañu rejeté li tolloo ci fukk ak benn dossier rawatina nag dossier bu Ahma Amadou ndaxte dañ ko condamné ci benn atu kaso ci affaire trafic ay gune bi mu yaakaar ne xeex politique kese la. jërëjëf Ibrahima Diabakhate defe naa ne loolu day firnde ba tey ne desk international mooy desk bi gën a yaatu ci kër gi Modou Fall defe naa ne Afrique li ñu fi nemmeeku mooy élection yi fitna bi waaye tamit coowal troisième mandat xanaa 2021 moom dinañu wan ginnaaw coowal troisième mandat benn yoon. on espère 2021 coowal troisième mandat ak yeneen ña ca topp yëpp mooy 2022 23 ak 24 25 Afrique dootul ko. xam nga ñu fekkee jàmm nga xam ne président yi ci ñaari mandat la ñuy yem wax nga ko Guinée. coowal troisième mandat fa indi ci lim officiel fukki doomu aadama ak ñett ñàkk seen bakkan nga xam te ne ay violence post électorale la Alpha Condé nag brigué woon li nga xam te ne mooy troisième mandat bi gagné Cellou Dalein ñaxtu ñu daal di koy nga xamante ni tëjoon QG beeg yooyu Cheikh Tidiane Diaw loolu. Je pense que quand même 2020 bi on a remarqué quand même un recul démocratique fii ci Afrique de l'Ouest parce que liñ ci gis mooy ay élections yu fi am. ñi opposition ba bokkuñu fële jaarul yoon am ay nit ñuñ fa faat ci ay manifestations je pense que foogoon nañ ni suñu yegsee 2020 Afrique de l'Ouest wax dëgg fa yàlla loolu lu ñuy fàtte la mais malheureusement ça persiste ba léegi ce qui veut dire que dese nañu lu bari. C'est quand même triste Modou Fall après plusieurs années d'indépendance bi ñu commencé voter ba tey dafa mel ne ñun dañu nekk ba léegi à l'étape primaire en fait. à l'étape primaire avec tripatouillage constitution yoo xamante ni doo xam ku ñëw ak sa constitution nga retaillé ko Guinée gis nañ ko fa Côte d'Ivoire également c'est bon du question de constitution lañ fa laal mais foofu gis nañu Alassane Dramane Ouattara ginnaaw bi nga xamante ni mooy premier ministre bi mu taboon ni moom moo koy succédé bi mu décédé discours bi mu def ni askan wee ko sàkku. y a aussi beaucoup de wax waxeet en fait. c'est askan wee ko sàkku pour mu doon candidat noonu la forcé moom foofu Côte d'Ivoire daanaka lim gi ñu faatoo ko sax ñoom toll nañ ci juróom-ñetti fukk maanaam 80 personnes yoo xamante ni faatu nañ ci violence yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci ñetti weer ci ba mu déclaré nga xam ne moo di candidature am ci élection yi ak gannaaw élection yi dem na sax ba xawoon tas Côte d'Ivoire ci li nga xamante ni moom la ñu tuddee ay violence intercommunautaire mooy ay waaso yoo xam ne namoon nañ nar a laale Mortala xam nga loolu kon buñ ko dee xayma nekk na recul boo xamante ni nemmeeku nañ ko Cheikh Tidiane Dia wax na ko mu di recul démocratique ci Afrique jël opposant tëj jël QGM baare dawal say élection toog ñeenti fan génnee li nga xam ne moo di résultat yi. il y a quelques pays quand même qui sortent du lot Mortala. muy Niger cadeau fin d'année bi ñu jot mooy Niger. Issoufou ni mu def. qui part et organise les élections. ñi ngi doon léeg-léeg Sénégal ñu toog fii di tooñ waa Mauritanie. mais Mauritanie def nañu élection yoo xam ni am na ku bees ku fa falu. pour man ñi jiite Afrique dañu war a
jéem a seet nañ la ñu mën a fexee ba ñu bañ a nekk ku indispensable mais dañu dem ba nit ñi dañoo jàpp que ni parce que fi mu ne nii am na ñoo xam ne dañuy waxal par exemple président Macky parce que bëgg nañ ko lool ñu ngi koy waxal ni ko mu toog fi ba 2035 c'est que loolu pour man dañuy fàtte fi ñu jógee dañuy fàtte ni Senghor moo fi nekkoon mu dem Abdou Diouf nekk fi mu dem Abdoulaye Wade nekk fi Macky ñëw bu keneen ñëw aussi day mettre son empreinte rek waaw day mettre son empreinte rek donc ñi fiy jaar du ñu ay messi il faut ñu dimbali leen bu ñu paree seen mandat ñu abale keneen ñëw mais bu fekkee troisième mandat que ñu bañ leen a gëmloo ne bu dul ñoom du keneen Cheikh nan leen di gëmloo rek waaw nan leen di gëmloo rek nan leen di gëmloo rek te pour man loolu vraiment bokk na ci lu ñu tardel daal gis nañu également Ghana am na élection yu fa jaar ak yam te ni mooy Akufo-Addo jël raw gàddu gi Burkina Faso ki am te ni mooy Kaboré également ñu tabaat ko mu am ci 57,74% moom loolu la def investiture am Centrafrique nag ñu ngi ci jongante nañ ba pare résultat yi des asu loolu daal mooy xibaar yi nga xam te ni jàpp nañ ko ci rétro yi nga xam te ni mooy élection yi ñu jagleloon pàccu Afrique. jërëjëf Modou Fall dañuy génn Afrique dem ci àdduna beeg li ko wër a des ba tey ci atum 2020 ak juróomi xew-xew yoo xam ne rawatina ñoo xam ne dañoo siiw ba pare ñàkk seen bakken bokk na ci basketteur américain bi di Kobe Bryant moom itamit ñàkkoon na bakkenam waaye tamit ak doomam bu jigéen leneen loo xam ne nemmeeku nañu ko ci atum 2020 bi mooy kàddu yi nga xam ne Macron yëkkati woon na ko fii mu jur fitna bu bëri di wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit geneen lu gën a fës ci at mi ba tey mu di Donald Trump bi ñàkk nguur gi ba pare ci ndoxteel li mu ngoy ci taw bàyyi Modou Fall. atum 2020 door ak naqar basketteur bu mag di Kobe Bryant ànd ak doomam bu jigéen faatu ci ab accident bu hélicoptère ca Los Angeles ci ñaar fan ak juróom-benn ci weeru janvier crash boobu lay juróom-ñeenti doomu aadama faatu ci NBA am naqar Amérique ci boppam ñàkk ki nga xam te ni moom lañ duppee woon Black Mamba adduna bi yëpp daal di koy delloo njukkal moom Kobe Bryant gannaaw nag faatoom Kobe Bryant Amérique ba tey ñu nemmeeku ci atum 2020 bi ab nit bu ñuul buy wuyoo ci turub George Floyd bu ñu faat ay policiers def lu ñu mel gannaaw nag bañ ko doon teg yoxo rek te Derek Chauvin bokk ci ñaar fukk ak juróom ci weeru mai ca Minneapolis ca Minnesota moom lañ ko doon tuumaal George Floyd mañ fekk ci otoom ñu ne nag kon dafa joxe rek li nga xam te ni moo di faux billet ci ab épicerie ba épicerie bi wootee nag ñaari policiers yi teew George Floyd moomee mujj faatu ci suufu wóomu ki nga xam te ni moo di policier bi ñu naan Chauvin mu nekk nag ab faatu goo xam te ni yëngal na àdduna ndax ay manifesté yu métti amoon na ca mbooleem dëkk yu Amérique waaye àdduna bi yëpp ñaawlu bi la attitude bu raciste mu am nag ab mouvement bu ci juddoo ñu duppee woon ko Black Lives Matter mu am nag jeneen drame boo xamante ni lëmbee na àdduna bi mu nekkoon explosion ba ñu nemmeeku ca Beyrouth foofee ñaari explosion yu amoon ñeenti fan ci weeru août ca Beyrouth ci lu tolloog ñaari junni ak juróom ñaari téeméeri tonnes ci nitrate d'ammonium kalaate foofay quartier yu bëri ñu mujj leen ñàkk ab wil goo xamante ni explosion boobee da ko yàq explosion boobee lu mu indi nag tollu woon ci ñaari téeméeru doomu aadama yu ñàkk seen bakken juróom benn junni yu ci am ay gaañu-gaañu juróom ñaari junni njaboot yu mujj dëkk ci mbedd yi ndax ñàkk seen kër ci boobule explosion atum 2020 ba tey ñu jàpp ci États-Unis nag daal di tabb ñeent fukkeel ak juróom benneelu président am muy wuyoo Joe Biden jàll Donald Trump daal di nërmelu Biden ci lu tollook ñetti téeméer ak juróom benn yu grand électeur ñoo ko wateel ñoom ñoo wate ci États-Unis ñu ngi toll nag ci juróom-ñetti fukk ak benn million ci doomu aadama Joe Biden doon président bu ñu fal ci fal gu gën ci histoire États-Unis Trump nag moom la mu am rek ci waa toll ci ñaari téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay grand électeurs waaye Biden moom nag mujjantal gi juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti grand électeurs ñoo ko wateel atum 2020 bi ñu jàpp itam jullit yi mer lool ba futtu ndax ay images yoo xamante ni dañoo caricaturé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te Charlie Hebdo def ko loolee waral sax ab professeur bu ñuy wuyoo ci turu Samuel Paty ñàkk ci ab bakkanam mu fekk moom ay militants islamistes lañ jàpp ni ñoo ko décapité. président Emmanuel Macron wax ju rëy ja tax ba jullit yëpp ci àdduna bi mujjoon mer ay millions yi doomu aadama ñoo doon défilé ci mbedd yi nga xam te ni Inde la
Turquie France ak mboolem wil boo xam te ni jullit mu ngi fa doon yeewoo. ayca bokk Modou Fall mu nekkoon li desoon ci li gën a fës ci atum 2020 ci actualité internationale doore ko ci ñàkk bakkanu Kobe Bryant ak doomam bu jigéen boobu naka noonu Donald Trump mi ñàkk nguur gi waaye tamit kàddu yi nga xam ne Macron yëkkati woon na ko di jaajëfal Modou Fall ak Deskam Thierno Fall Ibrahima Diabakhate Modou Fall moom moomule ak Dissa Prera mi nekk waxtu yi ñuy wax ak yéen ca baa ngi di leen jaajëfal ci rétro international boobu léegi nag defe naa ni Modou Fall jóge na ci plateau bi dañuy dem fekk ko ci beneenu plateau mu jàngatal ñu li gën a fës ci xëtu yéenekaay yi